concilier culture et développement. Un monde donc sans repère. Un monde obscur et divisé. Un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de monnaie ébranlée, de chômage aggravé, d'activités désynchronisées. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de perte humaine. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et enfin, environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سكت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Face à cette situation de crise générale ou généralisée, face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de plainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore, elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie, un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garoui. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci. Qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon
pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses au milieu de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, et pour conclure, je veux saluer la réponse de Sa Majesté Hassan II lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point. La question est voici. Êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité? Hassan a répondu, l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité, ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent, ou la possibilité pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen-âgeux. Fin de citation. Je vous remercie. Ku jàngul tubaab bi moom xam nga wax jëf dafa dul leer waaye ngeen dal na ko tuuti rek. Def nañu discours bi nag tiré nañ ko ak index yi mu àndal te ko ci soxla rek mën nga ko ñaan ñiy yore organisation bi danañ la ko toppatoo donte sax nag amul lu leen njëriñ waaye ba tey ngeen ngànte ko rek ni souvenir la. Ok waaw ni taalibe yowoon ca daara ji ñoo doon jàngantu ñoo ko làkk ko. ñu dellu si ci waxtaan bi nag ci wolof ngeen may ma nag déglu biir waaw lii moo jaadu. moo may wax ni homme politique yi am na ci ñoo xam ne war nañu ñoo yónnee seen militants yi ñu yaraat leen ndax kilifa bu war a wax lu defar réew kenn talu laa déglu ndax mbii ba sabar boo compté ca ñooña doo dem. moo tax nag ñu yónnee ci Moustarchidine militants yi ñu yaraat leen waaw. mu mel ni nag thème bi l'islam, le monde et nous. L'islam a ngi taxaw adduna ngi taxaw te ñun ñi dëkke Afrique rawatina ñi dëkke Sénégal ni ñi bokkee ci l'islam noonu la ñu bokkee ci adduna bi. waaw baax na dinaa ko jox bu soobee yàlla. ndeysaan ndeysaan c'est très gentil wallaay ndeysaan suñu mbokk bu Boubacar Sall waaw nee na nañ ko njëkk a inscrire ci ñi ñuy defal formation bi ci biir day waaw aussi bu ñu paree itam danañ ko jox incha allah dafa ñaan waaye bu ñu si waxtu yàgg mu mel ni nag bokk gi ñu bokk ci ñaar ñooyu la ñu bëgg a waxtaane ci juróomi point bu njëkk bi introduction lay doon point ñaareel bi mooy l'islamu démb ak l'islamu tey ndax benn la
point ñetteel bi mooy adduna bi ñi fi fal lu leen fal ak fu ñu jëm ak ñun. ñeenteelu point bi moo di Afrique ci biir ñaar yooyu démbam naqari teyam jaxasoo te ëllëgam wóoragul lu mu war a def. juróomeelu point bi nag mooy conclusion bi mooy les élections au Sénégal. maanaam tan bi yëpp ba mu jeex Moussa Ngom daf ko résumé. lay ndeysaan Moussa Ngom boobu di def rastabi tey def nii ndeysaan akasa ah moo résumé thème bi. danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm ni jóg leen fii ku ci fanaan di jaam waxu ko ay na feneen la ko jële sax waaye bu gën a siiw ak rasta ba def ni bët ya ndeysaan lay ndeysaan danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm ni jóg leen fii ku ci fanaan dib jaam tey nag du buur a tëgg ay buur a tëgg ba ca des itam mu ni baax bari bañ bon bari bañ kon baax te bari bañ ah moo gën du dëgg mu ni mbaax lislaam a ko woote kon ku bon génn nga ca nee na bon Iblis a ko woote kon ku baax génn nga ca la ilaha illallah ko koy xizbullah ala inna xizballahi humul muflihun ak xizbu shaytan ala inna xizba shaytani humul xaasirun ah waaw kon nag baax l'islam a ko woote kon ku bon rek génn nga def mbon Iblis a ko woote kon ku baax génn nga ca ah nee na gu góor gu baax nee na mbaax ga mu am yaay ma ko liggéey ci kër baayam ba tax du torox du dëgg góor gi baax wanaay ndeysaan yaay ma ko liggéey ci kër baayam moo tax du torox kon bañ bëgg du dëgg kon Afrique it baax gi mu baax ba tey arab yi di ko xëccoo tubaab yi di ko xëccoo ba mu jaral leen ñu di ñu coloniser baax gi ñu baax seen mag ñu baax ñu fii ñoo ko liggéeyoon ba tax du ñu torox kon nag bañ bëgg mu mel ni nag kon ci résumé boobu rek ñu yëg ni yi xew yépp ci ñaar la jóge mooy bëre bi am diggante mbaax ak mbon inna siraa bayna alxayr wa anasir alxayr wa bayna alcharri wa anasir alchar siraaun daimun wa mustamir ولم يزل صراعا داميا ومرينا خلف وراءه ضحايا كما خلف الخراب والدماء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فقديما حكم العقل وقديما حكم الشرع
وحديثا يحكم العقل ولا يوجد للشرع قوة التنفيذ. ففي زمن قديم كانت في العالم قوتان تصطرعان وتتنازعان الزيادة، إحداهما في الشرق وأخرى في الغرب. وقد تمثل ذلك الصراع بين الفرس والروم، ثم بين المسلمين والفرس من جهة، وبين المسلمين والروم من جهة أخرى. ثم بدا الصراع بين الإسلام والصليبية في عهد صلاح الدين، وأخيرا بين الدولة العثمانية والقوة العسكرية الأوروبية تحت قيادة شارل مارتل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحين وضعت الحرب أوزارها بدا الصراع بثوبه الجديد، يعني العلمانية، وهو فصل الدين عن الدولة، وبنظامه الجديد يعني الديمقراطية. وبين هذا وذاك نظام عالمي جديد لا يبقي ولا يذر. والمسلمون اليوم لا يسعهم أن يفكوا هذه الأغلال بين عشية وضحاها. ثم لا عاصم اليوم إلا من رحم الله. إنها سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الدرجي بما am diggante mbaax ak bon bu fekkoon ni bëri bu ñuy combine rekk la du dëgg, bu doon bëri bu ñuy combine la mën na am du diis, waaye bëri bi nag amul combine. mbon dafa bëgg a daan baax te baax it fas yéene du daan. bëri nag bu ñu demee ba ñuy seetaan sonn kon ñuy bëri ba ñoom kenn wax la. mu mel ni li ciy chance nag mooy bu yàlla xiddi woon. C'est très important. bu yàlla xiddi woon rek wala laa difaaru llaahi linnaas loolu lay firi, loolu lay firi. yàlla nee na bu ma fi xiddi woon rek la fasadatil ard. waaye nag maa gën ñooñu ci yéen moo tax du ma xiddi. wallahu du fadlin ala al-aalamiin. mu mel ni nag ñaara fi ne xel ak sharia. déglu leen ko bu baax de. xel ak sharia. xel bu doon jaay lamb, waaye sharia nag qualité ba ak envergure ba ak dimension ba mu toll moo tax bu duggee ci état bu xel bi acté fraude lañ koy jàppe parce que c'est l'opinion du peuple.
bi ngeen ko la dee sharia marchandise hors classe la moo tax ba l'islam di àtte lépp lewoon na ko waaye bi l'islam àtteegul lu dul xelu nit mooy àtte léegi sharia léegi fraude la ndax dañ ko jàppe opium du peuple moo tax nag ñaar rekk ci mën a am benn ñu interdire ko nga jaay ko ci mbedd mi ba nga fay nag taxe bi الضرائب الجمركية يا عبد الله فوق nga fay taxe bi te mooy li la douane bi wax li la fokk nga fay waaye malheureusement lan mooy taxe bi te bu jëkk ba léegi ñu bari génn nañu fay taxe bi mais ba léegi marchandise bi génn waa Badr fay nañu taxe ba ak seen ndeet waa Uhud fay nañu taxe ba ak seen ndeet waa Hunayn fay nañ ko seen ndeet ak ya ca topp ba sangu suuf ña fa ñëw gannaawam ak la xew ca xurubu ridda ci Seydina Abu Bakar ba ñëw ci xarbul Qadisiyya ci jamono Seydina Omar ak la xew yépp ba ñëw ba ci alxulafaul arbaa jeex la ñëw seen gannaaw ñëw booba ba léegi ñaata tonne ak ñaata mètre cube de sang moom la jullit versé pour dédouaner marchandise ñett ba tey demal Algérie demal Tunisie demal Iran demal Irak demal fu nekk al aalam al islami ba Somalie gi demal Bosnie Herzégovine foofa dem ñaata mètre cube de sang la ñu versé pour dédouaner marchandise ñaata ñàkkul xanaa am na koo xam ne boo fa yeggee dinañ ko dédouaner jeexagul na jeexagul dañ koy jëm jeexagul mu mel ni kon nag li tax mu xaw a diis te metti moo di wujjale giñ ci wujjale ci ñaari xeex yooyu penk ak soow moo tax dem nañ ba ku ca boorul woon bokk sax bokk na ca ndax ku bokkul woon ci borom xel waaye buñ la nee penku nga bokk te waa penk koy xeex rek nga jóg te amoo xel ña bokk ci soow donte sharia yitteelu leen waaye comme neewuñu astafirullah ña bokk ca penk donte amuñu sharia diine dundalu leen wan nañ leen ni leen penku la rek ñoom ñëpp suubu nañ ca biir xare ña bokk soow itam donte ñëpp amuñu xel waaye comme nee nañu leen soow la rek ñëpp dugg nañu ca biir xare loolu sonnal nit ñi nañ fi bàyyi penku bàyyi fi soow te dellu ca ka moom penku moom soow walillahi nag al mashriq wal maghrib te kooka kat
mooy rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni ah du dëgg kon ñu dellu ca moom penku bañ ñu fee téye soowu bañ ñu fee téye waaw mu mel ni nag waaw da rasulallahi waxoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni koo xam ni wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex rekk la wër xeex ba du sippi aduwun baidun yatahajjamuni aw sadiqun xamimun mallaktahu amri waaye nga delluwaat ca moom rek in lam takun ghadbanan alayya fala ubali koo xam ni nag wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex moo la wër sa nof lay jeex na du dëgg fakat walam tarda anka alyahudu wala alnasara xatta tattabia millatahum la ko yeneen ci ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وتخ revanche ci kaw revanche te jamono yeneen bi ba léegi l'islam noppalu revanche ci kaw revanche ba mu commencé Furs ba jógee Furs mook Ruum ba jógee ci Ruum ñu falsifié ñëwaat ci beneen façon danaa ko expliquer ci lii ñëwaat falsifié ko ci beneen façon mu dellu seeti yeneen revanche amati ba ci la guerre des croisades ba keroog bi général bay dugg tiim bàmmeelu Salahaddin ca Dimashq te naan ko laqad udna ya Salahaddin ni ko démb yow a waaye tey nag dellu si nañ revanche mangook ah nga xool ba ci tey l'empire ottoman ak fa ñu jaar ak coalition bi